salaamaaleykum waa Sénégal salaamaaleykum waa monde entier ñu ngi nuyu ñëpp di jaajëfal ñëpp di leen dalal seen micro Sénégal donc tey micro Sénégal daa déplacé wu ñëw fii si Guédiawaye seet si professeur Mamadou Ba ci wàllu éducation sexuelle bi ngeen di dégg mu lëmb Sénégal ñëpp di si wax donc mu doon professeur bu yàgg si wàllu jàngale ak gëstu ñu seet si ko fas yéene waxtaan ak moom ci programme boobu ak li aju si programme sénégalaise donc ñu ngi leen di ñaan ñu suivre li ci topp da ngeen gis lu doy waar dana leen démontrer ay sujets yu am solo incha allah ñu leen di ñaan ngeen abonné suñu chaîne bi ngir yokk ñu doole yokk Sénégal doole ok ñu dem ak sama caméraman bu soxor bi ñu yegg si biir gis professeur. jërëjëf Abdou Aziz donc maa ngi leen delloo nuyoo di rafetlu vraiment seen teewaay fii di leen sant également di leen gërëm comme ni nga ko waxee donc man maa ngi tudd Mamadou Ba. tey également directeur bloc scientifique et technologique bu Parcelles Assainies unité 17 mais fi ma leen dalal nii suñ groupe scolaire la boo xam ne groupe scolaire Cogito bu nekk Guédiawaye Wakhinane Nimzatt. ok professeur tey ñu ñëw seet si la ci wàllu éducation nga yàgg si loolu maîtriser terrain éducation bi ñu gis ne temps yi coow jib na ci wàllu jàng ak jàngale bi Sénégal ñu ne lu mel ni UNESCO dafa dugal programme bu bees programme bi am nañ ko tuddee ñu ne wàllu éducation sexuelle bokk si ñii di wax ñii am na ñoo xam ne ba tey leeru si ñoom te parents yi dañu soxla mu leer si ñoom donc yow sa jàngat tànk ci sos école privée lan nga am pour expliquer ci programme UNESCO boobu. jërëjëf Abdou Aziz xam naa dinaa sawar a tontu si laaj bu mel noonu ndaxte wax naa la sànq man damay jàngale science de la vie et de la terre loolu am na relation ak éducation sexuelle mais également def naa pratiquement 15 ans si classe yi comme professeur avant may dem comme nekk directeur bloc scientifique. waa si wàllu programme bi UNESCO dugal ñuy naan éducation sexuelle damay rappeler rek ne. programme bi en réalité c'est depuis 2009 la ko waa UNESCO préparé defoon ci ay séminaire ci programme boobu dañoo génnee li nga xam ne moom mooy les principes directeurs internationaux de l'éducation sexuelle maanaam tey xale yi yan information sur le plan sexuel santé de la reproduction ak yan valeur lañ leen bëgg a jox ci affaire éducation sexuelle boo xoolee loolu lañ tënk ci programme boobu. mais lu leer mooy nekkul ni tey waa UNESCO di ñu indi ay programme éducation sexuelle indi ko ci école yi pour ñu jàngale ko loolu moom amul damay dellu tuuti ci lan mooy programme gis nga programme yi ñuy jàngale te mu tudd programme officiel programme bi day jaar d'abord dañ koy tënk ci ministère éducation nationale mu jaar inspection d'académie mu jaar inspection de l'éducation et de la formation mu doog a ñëw ci établissement yi UNESCO mënuñ jóge fële jël benn programme naan dañ koy indi ci classe yi pour ñu jàngale ko loolu moom amul leneen li ma ci war a wax nag mooy ci àddina bi ñëpp actuellement dañuy xalaataat programme parce que dem nañ ba ñu ne tey boo xoolee am na yenn maladie ay VIH am na yenn comportement sexuel yoo xam ne xale bi bu ko amee mun na am ay impact négatif ci bien-être am kon loolu moo tax ci àddina bi yëpp ñu ne léegi nan la ñuy def ba xale bi ci teel mu am yenn information mu am yenn connaissance am yenn compétence ci affaire sexualité loolu moo am na maintenant ñoom bu ñu defee seen programme boobu ñu dugal ci leneen lu tudd orientation sexuelle maanaam xale bi tey war na xam dès le début ci ban orientation la jëm ci affaire genre ak yooyu moo tax ñoom ñu tënk ko ci seen document boobu mais document boobu li may wax mooy méngoowut ak suñuy valeur parce que man parcourir naa document bi am na lu ma ci lire mais document bi li ci nekk mënuñ ko jàngale Sénégal en tout cas man xam naa mënuma ko jàngale sama moroom mënu ko jàngale parce que am na luy ci wax loo xam ne dëppoowut ak suñuy gëm-gëm dëppoowut ak suñuy diine
dëppoowut ak suñ cosaan dëppoowut ak ñun ni ñuy dundee parce que ñun dañoo am également ay valeur dañoo am ay qualité dafa am ñoo xam ne noonu la ñuy dundee waaye li ñu wax ci document boobu mënul ànd ak loolu kon loolu moo tax ne UNESCO mënul ñu imposer document boobu te document boobu gëm naa ne du ñëw ci école yi pour ñu jàngale ko. ok kon daal bu ñu comprendre document bi programme bi duggagul ci école. déedéet programme bi duggul ci école yi. programme UNESCO mënul dugal programme ci école yi programme gouvernement du Sénégal moom mooy dugal programme loolu la ñuy tuddee programme officiel boo xam ne dañ koy signé par les autorités li ñuy wax ni programme duggul ci école yi. léegi bu ñu demoon dañ gars yi validé ko état bi dugal ko lan ngay conseil parents yi ak. non c'est-à-dire ñun ñiy jàngalekat yi ay parents d'élèves lañ ay parents d'élèves lañ loolu moo tax lii même bu ko état bi validé woon ñun jàngalekat yi duñ ko nangu parce que am na ay passage yoo xam ne liir naa ko ci jàngalekat mënul taxaw ci xanamu ay xale di ko wax mënul am te gëm naa ne aussi suñ autorités yi yaakaar naa ne parewuñ pour valider lii dugal ko ci suñ programme d'enseignement. waaw jërëjëf xam nga foofu également vraiment dinaa ci sawar a tontu gis nga njàngale bu njëkk ak njàngale tey buñ ko doon comparer dañuy xool ne gis nga bu njëkk ñi doon dugg ci jàngale ñu ci gën a bari diñ ci dugg ak passion gis nga looy def nga bëgg ko gëm ko lu ci gën a bari boo koy def rek da nga koy defee nu mu gën a baaxee loolu benn la léegi bëri na sama genre yoo xam ne souvent mun nañ dugg ci jàngale fekk en réalité bi passion bi nekku fa motivation bi nekku fa ngëm-ngëm bi nekku fa loolu man seetlu naa ko parce que man damay xool ñi ma yoroon tey ay CM2 temps bi may jàng ak niñ xarañee woon ñun léegi jàngalekat yu bëri meluñ noonu loolu benn point la beneen point bi également dem na ba tey même niveau ñi nga xam ne ñoom ñooy jàngale seen formation parfois day des parce que nit également parfois boo ko jëlee directement université wala mu am diplôme nga jël ko rek nga ne ko demal jàngale ji fekk tàggatoo ko tàggat bi war parce que dafa am tàggat boo xam ne dañ la war a tàggat ba yow da nga war a continuer di jàng parce que njàngale mooy ngay continuer di gën a gëstu loolu également am na si ñoo xam ne tàggat bi maanaam formation bi day des motivation bi parfois day des beneen point bi également da ngay gis ne également le fait que classe yi dañuy fees le fait que parfois classe yi ni ñuy feesee ak jàngalekat bi fekk formation bi demeewul noonu loolu également day dem ba parfois connaissance yi transmission connaissance yi day am ay jafe-jafe loolu daal vraiment xam naa bokk na si li nga xam ne tax na vraiment niveau bi baissé. léegi programme bi fi nekkoon depuis temps maam ba léegi moo fi nekk gis nga ni boobu méngoo na ak jamono fi ñu toll ba léegi. non foofu bu dee ci programme d'enseignement yi li ma fay wax vraiment lu leer la c'est-à-dire programme yi ànduñ ak métier yi te loolu boo xoolee tey boo xoolee le problème emploi bi am lu tax nit ki jàng ba am maîtrise mënul liggéey lu ci gën a bari day fekk li muy jàng méngoowut ak li nga xam ne loolu lay soxla ci marché bi loolu moom réalité programme yi ànduñ ak liñ soxla ci marché du travail te programme yi dañoo war a évoluer te malheureusement programme yi évoluer wuñ lu bëri dañuy topp rek di jàng par exemple man parfois dama koy wax da ngay gis ñu fi jàng ay yenn téere yoo xam ne mais ñun am nañ fi yeneen téere yu ñu mënoon jàng ci suñ marabu yi ci affaire culture yoo xam ne méngoo na ak suñ jamono méngoo na ak suñ diine méngoo na ak suñ culture mais parfois dañuy topp rek yenn téere yoo xam ne vraiment dépassé nañ ko c'est parce que gars yi parfois bëgguñ changement dafa xaw a jafe nit ñi dañuy nekk ci li nga xam ne loolu lañ xam ci loolu mooy yàgg ñu nekk ci rek ñu bañ a changer mais programme yi li ñuy jàngale léegi vraiment am na problème adéquation ak liñ soxla ci marché du travail loolu bokk na ci tey li nga xam ne gars yi dañuy jàng ba pare mais nga wax ne lan lañ mën a def parce que am naa maîtrise bii am naa master bii mais après lan nga mën a def boo mënul def dara doo am liggéey moo tax laaj na tey vraiment ñu xoolaat programme yi xoolaat li ñuy jàngale pour mu méngoo ak marché du travail. exactement léegi pour comme suñu temps bëriwul. dernier mot bi lu muy doon ak nga conseil waale ki nga xam ne mu ngi jàng ci école. waaw
loolu aussi dama siy sawar bu baax nit booy jàng dem nga bëgg am sa BFEM am sa bac li si njëkk d'abord da nga war a xool la yow dans la vie lan nga bëgg a def gis nga loolu lu am solo la wax naa la sànq nit looy def na nga ko bëgg d'abord boo ko bëggee dina la jaral nga def si ay effort yu bëri pour nga mun si réussir da nga war a am ay objectif xam réellement foo jëm te nga def nag les efforts nécessaires tey maa ngi siy profiter sax même yenn étudiants yoo xam ne dañ leen di orienter UVS ak yooyu mais temps bi ñu am nañ ko utiliser si leneen nga mën a préparer sa vie xool loo xam ne lii bëgg naa ko def même bu fekkee nekkul domaine boo xam ne kii nga si mais fekk loo xam ne vraiment loo bëgg la loo gëm la nga topp ko bañ a abandonné nag nga également nga am patience si li ngay def nga xam ne boo amee patience gëm li ngay def boo si nekkee rek tôt ou tard si li ngay def nga xam ne boo amee patience gëm li ngay def boo si nekkee rek tôt ou tard di nga gis ne dina am lu génn loo xam ne njëriñ lay doon. waaw loolu daal vraiment maa ngi koy wax étudiants yi élèves yëpp nga xam ne buñ gëmee loo xam ne lii gëm nañ ko topp ko bëgg ko buñ si ko toppee rek dinañ si am résultat. ok professeur ñu fekk la fi seen école lan ngay wax waa Guédiawaye yéen ci biir Guédiawaye donc ku bëgg a ñëw si école bi jàng see ak et cetera école bi fan la toll ci Guédiawaye. waaw jërëjëf Abdou Aziz foofu également li may wax mooy ñun ay ndaw lañ yoo xam ne dem nañ nekk si éducation ñu dem ba yàgg ñu xam ne comme que lii mooy suñu métier lan la ñuy def ba également indi si benn njëriñ pour askan wi. moo tax tey ñu ubbi fi groupe scolaire Cogito bu nekk fii Wakhinane Nimzatt wetu police Wakhinane bi fii la nekk ñu ubbi ko mu am élémentaire am moyen dem ba secondaire ñu def ko nag benn école d'excellence basé ko vraiment ci suñu expérience ak bëgg li ñuy def parce que wax naa ko sànq nit loo xam ne bëggoo ko gëmoo ko pour nga réussir ci du yomb maa ngi woo nag waa Guédiawaye yépp ne leen lii def nañ ko fii mais du pour ñun parce que tey ñi fiy jàngale ñu fiy fayeeku xam naa ne ñoom ñu ngi siy gis seen bopp seeni doom que ce soit également ay jàng ñoo xam ne bëgg nañ jàngale yëpp ñu ngi leen di waa autorités locales yi di leen wax ne yéen ñëpp ñu ngi leen woo pour ñu jàpp si école bi mu développé ñu xam ne njëriñ li du ñun ñi créé école bi mais njëriñ bi njëriñu Guédiawaye la njëriñu askan wi la njëriñu Sénégal la dañuy tabax dañuy naan ku nekk na indi xeeram nga teg. waa jërë ngeen jëf yéen ñi ñu doon suivre defe naa tey dégg ngeen lu professeur démontré ci wàllu éducation bi lim ci wax lépp dégg ngeen ko incha allah donc ñu ngi leen di ñaan yéen tamit ngeen abonné si sunu chaîne ngir yokku ñu doole incha allah biñ mën leen indil yeneen yu am importance ci biir Sénégal lii mooy micro Sénégal ci biir Sénégal ñu ngi leen di jaajëfal merci beaucoup.